للنار وأتتها أملاك ثم تدلى نور كل النجوم من مصباحي وضعت في دار النجوم صفعا بالردم والشق قول جلود الرجال نور شمس تبلقت إن شمس asalaamaaleykum Sindia asalaamaaleykum Mbour asalaamaaleykum Thiès asalaamaaleykum Sénégal waaw tey nag moom axlu Sindia dañ ñëw ci seen chronique de la semaine tey sax dañ na woon dañu xaw a sonn waaye comme dañ leen koo dikk dañuy ñëw rek defaat tuuti jàngat rek ci situation politique u Sindia parce que de plus en plus ñuy dem ci élection yi de plus en plus ñuy gis ay mbir yu yéeme mbir yu doy waar ci géewu politique bi di gis ay kilifa yu faux kilifa yu doy waar ñoo xamante ni vraiment seen attitude daf ñuy surprendre de plus en plus ndaxte nit am na fooy toll am na fooy egg ak say jaar-jaar ci sa jamono da ngay egg foo xamante ne wax dëgg yàlla li la war mooy di seet sa diggante ak sa borom di seet luy jëriñ sa askan di seet dëgg nga koy wax te comme ñun moom dañ ko baaxoo wax nañ ko dinañ ko bamtuwaat ñun xooluñu ku ñu mere xooluñu ku ñu bañ ça fait plus de 7 ans ñu nekk ci combat bi ba tey ñu gis ci njëriñ parce que li xew ci géewu politiku Sindia mosu fa xew muy candidat yi bari nañ ku ci nekk yaa ngi jafandu ci li la arrangé waaye yaa ngi xamal askan bi loo xam ne juróom-ñaari at ci ginnaaw ñun ñoo ngi leen ko doon xamal daj ci lu ne dégg ci lu ne waaye taxul ñu changé kon quelque part am nañu satisfaction ci première étape bi donc mënuñu xalaat ku ñu mere dëgg la ñuy wax li ñu yaakaar ne day apporter askanu Sindia njëriñ loolu la ñuy wax parce que jàpp nañ ne bu ñu deful dara dinañ ko layoo ji te ku ñu xam-xam na ne bokkuñu ci ñoo xam ne dañuy ànd ak suñu xel yor suñu doole yor suñu wér-gu-yaram di bàyyi doomu aadama di ñun di yàpp suñu askan te ñu mën ci dara waaye tey li ñuy gën a centré suñu ligne de communication mooy quelque part day nekk alerte boo xam ne fi ñu jëm dafay commencer doy waar parce que ñun dañuy jàngat comportement nit ñi te doy na waar waxoon nañ fi suñu live yi génn ne dañoo am kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir géewu politique bi pour des raisons X dinañ ñëw ci raisons yi waxoon nañ leen ne suñuy kilifa lañu nañ def attention mais géew bii ñu dugg géew boobu lépp luy njëriñu Sindia ñun dinañ ci waslu suñu àq buy gaañ dina gaañ buy ñaaw dina ñaaw te buñ ñu ko jàppee parce que képp ku dugg ci géew bii nga ne da nga bëgg yor askanu Sindia ñun dinañ la càmbar boo ko waree yor ñu wax ko boo ko warul yor ñu wax ko kon nañu jàpp ne ñun am nañ yar am nañ teggit te duñu dugg ci loo xam ne vraiment du am yar wala teggin wala di wax kàddu yoo xam ne du teggine wala di xas wala di saaga wala di xaawi sutura kenn loolu du suñu objectif waaye nag képp ku utiliser loolu wala nga utiliser mandute yenn kilifa yi suñu biir commune
ak suñu kerse yenn kilifa yi nga exploité ko pour ñëw maanaam dëppee ko suñu xel loolu dañu koy bañ bi nag moom xam nañ ne sacrifice la ñuy def ndax ku bañul ku la mere doo bañ kaso doo bañ leneen pare nañu pour def face ak loolu bon bref yaakaar naa ne ku dégg sama raisonnement di nga xam ne wala nga jàpp sax ne am na candidat yu may waxal gars yi nag dañ may wax sa live bàyyi li ci tudd tur man ma ne leen damay tudd tur parce que man politicien laa boo xam ne xëy na su ma dul gañe ci urne yi sax dinaa gañe ci combat bi may mëne parce que li may wax bañuma ci ku ma mere bañuma ci ku ma porter plainte bañuma ci ku ma yóbbu voilà donc damay tudd tur ku bañ ñu tudd la bul dugg ci géewu politique bi bul saam sa bopp ci caméra yi c'est tout donc damay commencer sama njàngat ci le DG Mamadou Faye li tax ma koy commencer ci moom nag j'espère que moom dina xam ne dama ko estimer parce que wax naa ko waxaat ko ci ay chronique ne ko vraiment respecté naa ko mais fi mu teg tànkam baaxul parce que nag kilifa ji yaa ngi fi woon ci fajar ñun ñoo ngi fi woon ak yow depuis ci jamonoy tali Popenguine tali bi war a dugg Guéréo am sax ma fàttali la amoon na jamono tali bi tardé na nga ne sa ngor mayu la nga dugg Guéréo te tali bi parewul waaye erreur communication bu sa gaay di def notamment Omar Diagne ni mu lay taggee baaxul parce que ñun ay boroom xel lañ ni mu koy waxee dafay wane ne yow depuis ci njalbeen mbir mi xam nga ci dara mën nga ci dara dangaa seetaan man nag jàngat bi ma am ci loolu mooy grand dama gis keroog nga def benn sitting benn genre réunion mu am ay chauffeuru clando yi ci doon jël ay kii ñu bokkoon ak sa frère ci garage u clando boobu mu nekk chauffeuru clando dund condition yooyu depuis longtemps yow nag bi nga ñëwee dafa mel ni da nga ñëw di taataan pour xam ñoom seen xalaat ma jàpp ne déjà yow waroon nga xam ñoom lu ñuy dund balaa ngaa ñëw foofu et les mêmes erreurs da nga ko répété au moment bu ngay wax ne indi nga FONGIP Thierno bañ na ko signé tey Omar Diagne jël micro nee na maire Malicounda ak maire Sandiara li ñu mën nga ko moo tax nga bëgg a ñëw ci commune bi kon yow sa gars yi li ñuy wax ne Thierno Diagne sàcc na suñuy milliards dóor na yow mënoon nga ci dara parce que bu fekkente ne xaritu Macky Sall nga DG Petrosen même bu fekkee ñun xam nañu problème yi Petrosen am mais mënoon nga ci signé dara léegi lan moo tax ba jamono yi nga ñëw ñun ñu jàpp ne ñii dañoo dawee ci Thierno Diagne ñëw pour préparer wu pour ñëw jëlee fi Thierno Diagne toog ndax gis nañ ne li Thierno di teddee ak li muy lekk ak yooyu ñoom war nañu am lu ko ëpp ñu jëli la indi la teg la sacrifier la ñun loolu lañ jàppoon mais yow yaa ngi ñuy woon de plus en plus ne grand am nga yeneen objectif waaw te dara mënuñu leer ne yow dara mënuñu leer ñun ci say capacité de gérer mairie bi génnee ko ci guute yi mu nekk su fekkente ne bon du ma egg ci yenn détails yi parce que nee naa dama la respecté yow su may wax ci yow damay mesurer li may wax parce que déjà féete nga ma mag te déjà dama la respecté donc du bokk ma dinaa ñëw après ci yeneen révélation mais yow dama lay mettre en garde parce que yaa ngi dugg ci géew boo xam ne grand su ma sañoon géew bi da ngay xam noo ciy duggee am nga droit politique am nga droit ñëw am nga droit déposer sa candidature man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy wax ne lan nga defal Sindia man duma la wax loolu parce que mënuñu la dénk poste boo xam ne salaire nga fa am poste Sénégal
sàcculoo tappalewoo ñu bëgg nga ñëw di def ay investissement ci dëkk bi ñun loolu la ñuy dénoncer ci monde bi kon man duma la reprocher loolu mais li ma lay reprocher mooy sa capacité intellectuelle bi nga nekk di mettre en doute même su fekkee ne xam naa ne dafa am loo jàng leneen li ci des jànguloo ko xam naa sa niveau xam naa say diplôme ku xarañ nga mais ci sa domaine nga xarañ am na lu bari mënuloo représenter koo xamante ne da ngay xam la waaye nag dafa am loo xam ne culture générale la te loolu damay gis ne à chaque fois amuloo ko à chaque fois da nga koy mettre en cause parce que yow boo taxawee jël micro di def yenn erreurs yi de communication di wone say failles say défaillances depuis des années ci koo xam ne yow yaa ne contribuer nga pour fal ko ci commune bi mu am ay réunion yu xew nga wone ne am nga doole ci commune bi kooku nga ne xañ na ay millions jigéen yoo xam ne ñu ngi torox ci dëkk bi di jaay ay mango ay camion mun leen jaar seen kaw yàlla leen ci yàlla musal di torox biir Sindia pendant des années nga toog di ko xool ba benn moment nga ñëw nga ne da nga bëgg a changer parce que kooku moo la bañal loolu grand loolu munul dugg fii da ngay toog ci ay table ay nit di la wax ne OFNAC épinglé na Thierno Diagne nga nekk ci biir Petrosen am relation am Macky Sall Thierno nekk di salfaañe sa alalu askan nekk foofu nga mën ci dara defuloo ko nga bàyyi ba dernière minute ne foog nga jëlee fi Thierno mooy tax nga mën fa dara kon li ngay wax ban sens la wala da ngay bàyyi ba falu dem porter plainte Thierno dem récupérer alal mi mu jël su fekkee jël na alal man personnellement mënuma gëm ne loolu la parce que man jàpp naa ne man mi nga xam ne duma dara bu ma nekkoon ci biir conseil municipal bi loolu duma ko nangu bu ma nekkoon tey kilifa comme yow Thierno nekk juróom-ñaari at 365 jours 7 fois amul benn bés boo toog yow ñëw nga jël micro wala nga jël dara wala nga ñëw ci mairie bi ne ko Thierno lii ngay def ak nii ak nii ak nii du yoon def ko nii ba Thierno di la bañal signer rek FONGIP financement boo xam ne Thierno moomu ko yow moomoo ko ci suñuy yaay suñuy jabar suñuy doom lay dem nga ne Thierno bañ na la signer loolu moo tere projet bi mu ñëw non grand wax ñu leneen nag yow tamit xam nga des fois man damay bëgg ngeen di am argument yoo xam ne argument yooyu boo leen koy argumenté dafay wane ne respecté ngeen ñu bu leen fàtte ne askan bii ngeen nekk di jàkkaarloog moom pour gérer ko dafa am ay mag ay kilifa yu mag ay paa ñu bejjaaw di jaamu yàlla nekk def seen aduna bi lu baax ba toll fii am ay jigéen suñuy yaay am ay xale am ñun ñii da ngeen war a respecté ñépp boo leen di wax nit ñi wala ngeen adressé wu pour nit ñi ngeen baneen ñëw pour juste nax leen wax leen lu ñu bëgg a dégg yàq seeni moromu doomu aadama pour am benn affaire bàyyi leen loolu ñëw leen ngeen politique ak argument yow grand foo jël micro da nga war a wax loo xam ne boroom xam-xam bu la déglu te loolu il faut nga bàyyi ko xel saa booy wax bu ñu ne directeur Petrosen saa booy wax ñun dañuy xaar ci yow xam-xam dañuy xaar ci yow nga proposer solution bii laa indi Sindia ak lii ak lii ak lii ak lii mais dañ la dugal ci côté boo xam ne loolu du sa cër te nag dinaa la wax lu tax ma ne man ci maa ko wax su fekkente ne commune Sindia dañ koy jël teg ko ci loxo ku gën a yées Thierno Diagne nañu bàyyi Thierno Diagne mu continuer te yow yaa ngi ci cercle boo xam ne c'est pire que Thierno Diagne fuñ ma woo ma wuyu leen te dinaa argumenter parce que samay principe mooy je ne fais pas de révélation qui met en cause la vie privée des gens wante nag bu waree ñu egg foofu pour xamal askan bi ngeen di jéem a nax dinañ ko def parce que grand yow yaakaar naa ne su fekkoonte ne yow xam-xam bi ngay wax am na ci yow mënoon nga xam ñi la wër lan la ñu jublu ci yow ak lan la mais comme xamuloo ko ñun suñu devoir mooy ñu xamal la ko parce que bu ñu sañoon du noonu ngay ñëwee bu ñu sañoon
du noonu ngay ñëwee. xoolal ñi la wër. maa ngi gis ki nga xam ne déjà muy le maire Omar Diagne chaque fois bu tournée amoon mooy yor micro bi, man dama ko doon tuddee sax géwélu Thierno Diagne, muy wax di tagg Thierno Diagne. tey la même personne moo yor sa micro di la tagg, te la même personne de Omar Diagne li mu yàq ci commune Sindia moo ëpp et je défie quiconque bépp conseil bu fa nekk li Omar Diagne yàq ci commune Sindia moo ëpp ñoom ñépp li ñu yàq. mën naa la citer mais duma ko def. keroog sama live wax naa fi 109 hectares bi Thierno joxoon Lamdu mu def ko, nangu ko Lamdu jox ko Omar Diagne jël ci quota mairie bi kenn xamul fu mu ko dugal ba foofu la coowam commencé. mu ne day contre Thierno Diagne, day sampu maire. moom loolu la njëkkoon wax ne moom mooy nekk maire, tey day wax ne yow lay jàppale nga nekk maire. waxoon naa la ko ne moom li mu période yi mu def ci commune Sindia nekk adjoint maire di liggéey foofu, bu fekkoon lu baax la jiw askan bi du ko jaral mu dem jëli la ñëw pour jàppale la. moom ci boppam moom mooy proposer boppam ne askan bi nañ ko fal, te bon askan bi dinañ ko fal. mais li mu sekk ak askan bi ak li mu def foofu moo tax moom munu ko def. kon grand loolu yomb na pour nga xam ko. laajal Omar Diagne bi mu duggee ci mairie bi ak léegi lan moo doon salaire am, lan mooy patrimoine am, yan oto lay dawal, sant yiñ ko joxoon. xanaa xamoo man grand du ma wax di sànni, dama la ne ab dof moo siburu ci mbedd liw ñu koy sang mbàjjo, ñu woo pompier yi. j'étais là, j'ai des films yu ma denc. mu ñëw taxaw en tant que troisième adjoint au maire, ñu délégué ko santé, mu war a gérer santé, def carrière am di liggéey ci santé, ñëw tiim dof bi mu ngi siburu. mu ne mënul jël engagement pour ñu yóbbu dof bi hôpital faj ko. mu ne signature sous-préfet lay xaar. dof boobu ci mbedd mi la dee. sport lan la fa def. tey bu demee taxaw ci population nga nekk ci jotaay boobu, dinaa ñëw ci jàngat boobu parce que léegi nii dama doon seetaan benn live, benn final Kiñaabu. dinaa ñëw ci déjà sax boo moytu live bi ci loolu laa koy résumer parce que comme chronique semaine la, yeneen yi dinaa ci ñëw après. il a parlé 2 fois et loolu c'est révélateur. ça veut dire que il est tellement confiant, c'est-à-dire que da ngay sàcc askan, nax askan, noot ko, doyaloo ci li nga sàcc, nga bëgg a ñëw jaakaarloo ak ñoom pour convaincre leen ndax nga mën a, mooy banditisme bi moo waxoon ci réñu Thierno Diagne. nga ñëw bëgg a nekk chef de bande bi léegi, nga dem jëli benn appât ki nga xam ne durant toute sa vie da ko liggéey nekk directeur Petrosen, nga ñëw def ko sa pare-feu. ci biir délégation boobu maa ngi ci gis sama grand, maa ngi koy def kuku, grand Moussa Ciss. bul dugg ci yow yaa mag li grand, xam naa la bu baax. yii yow yaa ko mag grand. lan moo la dugal ci lii? man yàlla def ma nattu ci entre Moussa Ciss ak Yankhoba Aïdara. ni ma bëggoon ngeen melu leen ko grand. xam naa leen vous êtes très intelligent mais seen xol moo leen di sonal. grand Moussa génnal ci affaire bi parce que lii fu mu jëm. ñun bu ñu jàkkaarloo ak ñu mel ni yéen am na loo xam ne duñ fa mën a egg, te kon nit ñi dañuy xoolee yenn bët yi. yéen yow ak Yankhoba Aïdara amu leen cohérence ci affaire bii. ana seen njiit bi Ousmane Lo mi Thierno Diagne waroon gañe ko anamu, moom kenn déggatu ko ci game bi. waaw yéen nan ngeen di mën a ànd ak kooku contre Thierno Diagne, ngeen xeex ak moom ba waa ji duma leen tey falu, ngeen ñëw àndaat ak ñii ànd ak Thierno, ñii ànd ak ñi gën a pire Thierno pour ñëw pour jëlaat suñu commune. grand ana seen logique. grand Moussa baal ma yow xam nga ne yow dañoo xam nga deret lañ sekk quoi, waaye bugguma, te su ma waxul ci yow duma nitu dëgg parce que ñii may tudd nii yépp
ay frère u jàmbur lañu ak ay nijaayu jàmbur kon man duma bàyyi samay frère di tudd ñële te yéen xam ngeen ma en politique nous sommes en politique après ñu dem defi yëfu famille mais fii dëgg la ñuy wax parce que il s'agit de la commune de Sindia ay askan la am na ñoo xam ne tey amuñu frère wala oncle wala nijaay bu mën a ñëw kaasal leen seen droit bi ñu am ci biir mairie bi wala ci biir askan bi ñooñu ñun bu ñu leen représenté wul du ñu am kenn ku leen représenté te ay doomu aadama lañu mu nekk classe boo xam ne dañ leen di fàtte donc ñooñu ñun jàpp nañ ne képp kuy combat war nga sóoraale ñooñu tey ndax Sindia yéen xam ngeen très bien Sindia fi mu toll ak niveau Sindia kon ñun bu ñuy wax xooluñu ci Samba xooluñu ci Demba comme ni ma ko waxee man bañu ma ko ma mere. Bon, pour me revenir ci la personne de Omar Diagne bi nga xamante ne mu ngi bëgg a nekkaat géwélu nu mu tuddati Petrosen nu mu tuddati grand Modou Faye di jël micro di wax bay waxaat da nga tal wax fi mu nekk nii mais dama bëgg yow nga xam ne sëgam Thierno Diagne muy sa xalifa bi nga ne détourné na ay milliards moom la ñu faalewul asumala ak yow yaboo ñu yow doon te doo ñu yab gis nga Kiñaabuur boobu ngay dem di taxaw di rëppi waroon nga wax jeunesse boobu nga xam ne yow dem nga fa tey ci final parce que jël nga doomu Kiñaabuur teg ko ci kanam ngeen nax ay xale ay jigéen ak ay jeu de maillot ay bal ñoo taxaw wax ak ñoom suba keneen dina yóbbu coupe ak bal ñooñu lay gisaat foofu ngeen xamal xale yooyu ne yéen li ngeen nekkee noonu ñoom bu ñu màggee bu ñu mel ni yéen parce que si tu étais honnête les dernières images qu'on a eues ak les dernières démarches qu'on a eues gis nga y a un jeune qui est avec Thierno Diagne là qui s'appelle Babacar Gorkos moom au moins man dama koy wax di ko waxaat ci samay live parce que dafa am lu mu def lu ma mosul gis naa ko mu nekk ci hôpital di peinture miiru hôpital bi di sonn ndax Kiñaabuur au moins bu fekkee jubul bu fekkee day cogg bu fekkee lu mu mën a def Kiñaabuur la ko jël yóbbu ko te gis nga ñun dañu war a seetlu benn affaire tey ñi dàkkoon bañ tey suñuy gox ñi dàkkoon bañ ñooñu lañu jël cibler seen secteur ñëw fa pour polier mentalité jeunesse bi mentalité nit ñi muy Kiñaabuur boo jëlee commune u Sindia ba mu daj ñi dàkkoon bañ commune u Sindia ñépp ay bañkat lañu mais ñi dàkkoon bañ Kiñaabuur la man estime bu ma gën a njëkk am ci Kiñaabuur lool la c'est pas parce que sama famille la ñu c'est pas parce que falaa dëkk falaa wala samay xarit fala non parce que dafa nekk dëkk boo xam ne seen bañ moo tax te yéen ñëpp yéen politiciens yëpp ngeen focaliser wu foofu ragal leen parce que xam ngeen ne révolution bi foofu la mën a jóge léegi nag lan ngeen def xoolal tey li ngeen wax lu garaaw ngeen wax vous étiez là depuis le temps des temps amuleen solution ci ñaari Kiñaabuur 1 ak 2 bi ngeen wax yéen a ko wax ci micro bi ne bu ñu daan fubal day am coow day am problème tey politique jot campagne jot élection jot ngeen ñëw nax leen ci ay jeu de maillot ñëw ne leen yéen loolu faj ngeen ko noonu quoi fubal nañ ci jàmm jigéen ñi handball nañu nangam nag ban période élection période bi ngeen xam ne ñëw ngeen pour naxaat leen ngeen di ñëw wax ne faj ngeen loolu fan ngeen nekkoon depuis 7 ans te defu leen médiation boobu animaux amu fi médiation amu fi dara amu fi ñun suñu jeunesse ñun fépp foo dem ci match football nawetaan dafa mos a am problème ak yooyu loolu taxul ñaari Kiñaabuur yi xaajaloo benn la ñu mos a doon te benn la ñuy doon ba faw bàyyi leen seen affaire u tappale yooyu ak affaire u psychose yooyu ngeen di dugal ci mentalité booy y avait un problème réglé nañ ko problème mosul am entre Kiñaabuur ak Kiñaabuur ñun xam nañ ci dara bu ñu génnee Dakar bu ñu génnee Paris fu ñu mën a dem Londres New York fu ñu tase ñun ñëpp benn la ñuy doon ci dëkk bi sax benn la ñuy doon mosuñu gis ñaari paa yu jote wala ñaari maire yu jote boo leen ñëwee pour fen askan bi da ngeen di ñëw ngeen ne leen dañ leen di fen dañu bëgg ngeen fal ñu parce que Thierno Diagne mu ngi dëpp ay kees suur na yor na ay oto ay kër sali takk na ñeenti jabar ñun dañoo bëgg a ñëw nag ñun tamit ñu triande leen toog pour
lekk lu ëpp li Thierno Diagne lekk te yéen lañ ci yaakaar ngeen mën ñu dimbale ndax seen alal seen askan la ñuy yor sport boobu mosuloo ko yor Omar Diagne yow mosuloo ko yor te nag xam nga ku ñemee dañ laa dee yow Moussa Touré yow nanguwuloo jël kàddu mais gis naa la image bu nekk da ngay nekk ànd ak Omar Diagne di kii yow tamit Sindia respecté nañ la jox nañ la cër te conseiller nga woon bul fàtte te nee naa leen gis ngeen lii ubbi nii ñun dañ ci teg suñu live ku ci nekk sa rôle bi nga joué ci reñu Thierno Diagne dinañ ko génnee yéen Thierno bi mu fi nekkee ak léegi Moussa boo amul juróomi kër su ma juumul ak ay compte bancaire yu duun ay 4x4 yu rafet macha allah ma yéene la ko bu fekkee lew na la yow da nga waroon gërëm Thierno Diagne parce que nag xeex bi waroo woon xaar ba élection nga naan da ngay xeex yow laa gis nga ànd ak Omar Diagne am na yoo xam ne duma ko tudd fii xam ngeen xam nañu kon bàyyi leen askan bi ngeen di nax di ko noot soo leen demee Kignaabour ngeen reconnaître aussi ñi nga xam ne liggéey nañu parce que yéen ak Thierno Diagne mi nga xamante ne moom ak ñoom Gorkos ak ñoom yéen a àndoon ngeen ne Gorkos defoon na fi lii Thierno defoon na fi lii Thierno def na fa lële ñun ñoo àndoon ak moom waaye ñun boobu taluñu leen Kignaabour ñun suñuy poos lañu taloon ak suñuy terrain yu ñuy jaay léegi nag élection dafa jot ñu bëgg a yéeg mais pas ngeen ñëw naan leen Thierno Diagne nii wala Thierno Diagne naa kañ ngeen di proposer jeunesse bi solution wax ko ne projet bi lii la ni ngeen war a def lii lañ leen di defal lii ak lii ak lii wala da ngeen xam ne boo leen ko proposer doo leen crédible de toute façon ameewu leen ko xam-xam te grand bi ma gis nii Mamadou Faye mii amul projet grand bii ma gis nii discours yi muy jël ak affaire yi muy wax nii amul projet te ci yéen la waroon yaakaar pour sukkandiku pour xam jafe-jafey askanu commune Sindia te yéen xamuleen jafe-jafe bi parce que seen jafe-jafe ngeen taloon ku ñu ci jox bureau mairie sax sa bureau da nga koy aménager pour di ci dugal ay jigéen di doxaan di def lu la neex taloo mairie bi wax nañ leen ne xam nañ lépp affaire bi dañ leen wax ne xam nañ lépp dañ dul wax ci li ñu d'accord ñun mooy boo leen taxawee jël micro ngeen bañ a laal yenn problème yi ngeen taxaw wax nit ñi ne ñun kat ay sàcc lañu dañu bëgg a nekk candidat indi nañu kenn koo xam ne set na moom la ñu bëgg mu dimbale ñu jiite ñu pour que ñu topp ko ndax suba ñu sàccati seen alal comme Thierno nu mu leen sàccee ngeen yem ci loolu parce que nag jàppee ñu dof wala yeb ñu mënul tax ngeen yaakaar ne ñun dañuy nekk fii nekk dof yoo xam ne dañ naan Thierno Diagne nii Thierno Diagne nee topp Thierno ba ñàkk suñu concentration man je préfère ñu bàyyi fi Thierno su fekkee yéen la ñuy falaat parce que ñeme naa ko waat ci alxuraan man cee dem ñeme naa ko waat teg sama loxo ci alxuraan ma waat ne yéen boo leen fi faloo je vous donne 2 ans wallahi azim di ngeen yàq mairie bi yàq boo xamante ni Thierno Diagne du ko yàq ci bu ñu ko joxoon téeméeri at je vous parle en connaissance de cause te lépp lu may wax na nit ñi bind teg da ngeen def seen preuve ñu gis bàyyi leen keneen ñëw bu fekkee soxlawu leen ay poste soxlawu leen ay place à faire pourquoi ngeen accroché wu nii te vous avez échoué pendant que ñun ñu doon lance-pierre Thierno Diagne di ko bàcc ci miir yi boobu yéen a àndoon ak moom gënoon ko jege waroon gën a mën a def loolu lu tax defu leen ko woon wala da ngeen bëgg ñun ñu wax yéen toj yi ngeen def boo leen arrêté wul fa la ñuy jëm ak yéen a Omar Diagne je t'interpelle direct en vidéo arrête ce que tu fais bokkal ci classe bi gars yi yàgg sa gàngoor boobu nekkoon ay conseillers ngeen topp Mamadou Faye parce que c'est son droit absolu mu ñëw campagne pour nekk maire ngeen topp ci ginnaaw ba pare tëj seen làmmiñ yi ak tëj seen kii bañ di jiitu ci écran yi parce que ñun ngeen ko sekkal fii wallahi azim boo leen ko arrêté wul lu leer laa leen di wax man dem leen fabriquer loo leen bëgg ci man j'en ai rien à foutre dama leen ne askanu Sindia
nelawuñu te ñun dinañ leen xamal lépp loo leen fi nekkee di ko def parce que ñun dañu def suñuy preuve te ki bëggul poste yaakaar naa ne buñ ñu xoolee ñun xam nañ ne ñun xëccewuñu poste Sindia moo ñu ñor on n'en a rien à faire de poste yi parce que bu ñu gisee te gis nañu je le dis et je le répète man bi ma gisee docteur Thior mu disponible pour commune Sindia ñu waxtaan mu ne day tëj cabinet am pour mën a ñëw toog parce que Sindia intéressé na ko léppam Sindia la dëkk Sindia jaral ko lu ne dama cee teg sama bakkan ma ne waa ji dama koy indi xamal askanu Sindia kii mooy kan ak projet yi mu yor ak fi mu mën a jëmee Sindia ma défendre ko su Sindia nangoo c'est bon suñu nanguwul c'est bon man feregewu ma ñeente parce que bu ma neexoon tamit nag duma wax sax si Sindia ban importance la may amal ban importance su ma jëlee poste Sindia wala ma toog fa poste bu amul salaire xanaa dama bëgg a sàcc comme gars yi mais sacrifice bi may def nii pour askanu Sindia la ak sama fierté bopp parce que tey fépp foo dem ci àdduna bi suñu xasee waa Sindia xas nañ ma su ma gisee ay dof yuy dee ci mbedd ay jigéen yuy sol kawas di liggéey Guana ay usine chinois yuy ñëw di jëli ay nit feneen ñuy ñëw dugg ci dëkk bi di liggéey doomu Sindia mënu fa liggéey di gis ne ñu ngi exploité doomu Sindia di jëli ay nit ay Bambey ay Founé di loger nourri biir Sindia di gis ay réserve de Bandia yuy exploité doomu Sindia pendant 10 ans pension de retraite amuñu ko bu ñu bëggee dépense dañuy uti feneen dàq leen contrat bu baax amu fa di gis lii ressources si Sindia mën a gérer te gérer wu ko pendant des années ngeen ànd ak Thierno Diagne yéen a ko wax yéen a ne Thierno dafa dóor ay milliards ñun Thierno bi ñu koy classe il était en fonction c'était le maire on avait plein droit ñu laaj ko ay compte di ko bëmax pour mu liggéey mais fi mu nekk nii il n'est plus notre maire vous êtes tous dans le même bateau vous êtes tous dans le même bateau bàyyi leen gars yu bees yi ñëw ñoom Seybatou ñoom Guillaume ak yeneen gars yi qui ont le droit de demander la mairie askan bi tànn ci ñoom selon seeni projet mais yéen waru leen fi wax en temps normal Mamadou Faye bu mu ñëwee pour jël commune bi wallahi azim warul woon am werante kon heure bii mënoon na dajale képp kuy leader en tout cas man xam naa le docteur Moussa Thior mënoon na sax rangé wu ci ginnaaw Mamadou Faye wala Mamadou Faye rangé wu ci ginnaawam ñu liggéey te ñeneen dañuy ñëw mais yéen ñi fa ne yéen a tax comme que Mamadou Faye mënul décrypter ne yéen ay vous êtes plus pourri que Thierno Diagne moo tax nag ñoom ñu ragal ko parce que yéen a ngi koy décrédibiliser de plus en plus parce que du am argument dina taxaw ak askan bi taxaw lu muy wax askan bi buñ ko rusee sax duñ ko wax dara yéen a gën a fës ci toj-toj yi Thierno def yéen a ci gën a fës yéen ñooñu yéen a ci gën a fës te boo leen wax naa leen quoi boo leen yaakaaree dañuy wax Thierno Diagne dara ñu bàyyi leen yéen wallaahi Thierno nag liñ ko dencal moom xam na ko liñ ko dencal moom bu mu espérer sax ñun ñu jox ko suñu mairie kooku moom voilà parce que du ma fi nekk sax di détailler barki démboo Njaay lañ ñuy wax lotissement boo xam ne forêt classée bi ñaata hectare barki démboo Njaay loolu man sax dernière minute laa ko yëg des centaines lotissé ko anamu ak yeneen ay milliards yi ngeen koy jiiñ domb ak yeneen loolu ñëwaguñu ci campagne bu ubbee ñun yor nañu loo xam ne bu ñu ko tegee askan bi xoolal boppam mais dañu bëgg ngeen bàyyi ñi nga xamante ne ñoo ñëw ngir yàlla pour Sindia ñooñu ñu liggéey ngeen bana polluer seen atmosphère man damay dem ba des fois dama naan Mamadou Faye est-ce que tegul deal ak Thierno Diagne est-ce que du diversion parce que dégg naa fi candidature Macoumba ma ne loolu quand même c'est louche parce que Macoumba leer na ko ne moom mënu fi am dara parce que déjà moom li mu wone ci kiiwu Thierno mooy que ne moom c'était le mec bi nga xam ne c'était l'homme à abattre parce que administrativement il est bien mais moom gestion commune daf cee xamul dara
dafa yaakaar ne lu boo jàngee beneen affaire da ngay ñëw rek commune nga gérer alors qu'il y a une autre réalité ce qui fait que yéen seen bopp ci biir mairie bi daf leen gêné woon ba pare il n'a rien fait pour que commune bi mën ko wóolu parce que ku ànd ak Ousmane Lo moom ak yàq yi ngeen yàq foofu tey ngeen confirmer ko ci tànn candidat donc ngeen di tergiverser Makumba bu ne candidat la kooku damay ne est-ce que Ousmane Lo ak Thierno defuñu pour diversion quoi pour candidat yi bëri pour affaire yooyu mais gëw ma ne Makumba yaakaar ne xam nga moom Sindia dofee nañu dof boo xam ne dinañ ko jox commune bi quand même ah wala affaire bi léegi sabaru golo la bii di roof bii di rocc ku jóg rek ñëw yaakaar ne ay dofa fi ne ba tey jii ba léegi ñun ñoo ngi leen di jaay yar ak teggin parce que wax nañ leen ko ñun dañ ñoo yar dañ ñoo éduquer ñu jox ay cër ay mag ay kilifa yi nekk ci commune Sindia kilifa mën na nekk xale mën na nekk mag parce que saa bu ñu tegee suñu caméra di live suñu xel day dem ci suñuy mag day dem ci suñuy kilifa day dem ci suñuy soxna donc am na loo xam ne rus nañ ko di ko wax ci caméra rus nañu di teg lu ñaaw ci deru nit rus nañ di wax lu dul dëgg waaw tax parce que suba nag dañuy jàkkaarloog ñooñu ñu xool ñu waaw nekkuñu ñi nga xamante ne dañuy ñëw teg seen caméra di live di mafia kacci di wax lu amul wala di kii noonu ñun dugguñu foofu li ñu soxla mooy sincérité ngeen bàyyi askan Sindia tànnal boppam jeunesse bi nag lay waxal tey ci moment yi on a vu que ne depuis un certain moment yéen a ngi dugg ci benn mouvance boo xam ne arrangé wu leen parce que bépp candidat bu jàkkaarloog yéen ngeen jël micro am loo leen ko wax man damay tiit da leen xool candidat yi ngeen di waxal parce que vous êtes la jeunesse de Sindia vous êtes intelligent vous êtes instruit donc xool leen bu baax li ngeen di def bi ngeen di football match su football yeeg nawetaan yi est-ce que gisoon ngeen leen pré-campagne bi mu commencé ak campagne yi ngeen commencé di j'ai vu que ni finale yeeg tournoi yi dafa bëri lu muy am te foo la on dirait que y a benn business buy installé wu période campagne te business boobu bu fekkonte ne dañ koy def ay matériel de fourniture école wala tabaxal leen ay centre wala xool ci imam yi ci paa yi affaire yooyu def ñooñu élection bu passé sax loolu daf leen di jëriñ mais mayo yi ñu leen di may ak coupe yi boo leen cotiser seen biir sax mën ngeen ko jënd mais dañuy ñëw utiliser les mêmes publics tout le temps ñëw bëgg a nax ñeneen ñi à travers les images te yéen a ngi nekk vous êtes en train de vous faire avoir pendant 7 ans je pense que vous avez eu le temps de comparaître quand même li ngeen souffrir te boo leen caaxaanee ba teg seen mairie ci loxo ñoo xamante ne ñeenti at lañ leen di yoraat di ngeen mat seen baaraam di ko kii jël leen benn exemple dama leen jox exemple bu concret ci zone Safène ñi nga xam ne ay bañkat la ñu woon ni gars yi concentré wu ci ñoom ak ñaata candidat la produire ngeen xool ne Sindia yeneen zone yi ñoo ëpp zone Safène fuuf te déggu leen dara lu yëngatu foofu loolu alerté wu leen loolu amul lu mu leen jox calculer leen le nombre d'électeurs bi nekk Sindia ngeen xool ñaata la ngeen xool zone yi gën a soxla politiciens yi dem fa pour ñaxtu seeni problème waxtaan ak ñoom xool fësal te demuñu fa doo leen dégg dara ci côté yooyu loolu war na leen am lu mu leen di xalaat loo dañ leen bëgg a def appât dañoo dem ba dafa mel ni dañuy ne ñii kat ñooy suñu vitrine ñoom ay nooy neex lañu saa boo waxee organiser dañuy organiser ñoom ñëpp ñooy génne image yi jël ko nit ñi jël ko ñu ne gars yi kat am nañu nit da ngay dem sax ba gis ne dañu organiser nañ tournoi mais tournoi bi boo laajtee match yi ñu ne la non finale demi-finale la wala finale direct dites-moi ce que c'est si c'est pas benn business pourquoi ngeen di nangu ñu leen di jënd tey ba pare ngeen ñu xiifloo leen marloo leen pendant 4 ans wala 7 ans
nekk leen ay bañkat comme suñuy papa suñuy maam suñuy frère ni ñu doon bañee. Pourquoi ngeen di accepter ñi doon sàcc seeni alal di dóor di leen romb di ñëw tey di taxaw di jël micro seen biir suba ñu rombati leen tabax seeni étage tiim leen romb leen ak ay oto ngeen naan gaan bi traître la fi mu mais bi ngeen di tànn leen ku baax. Pourquoi ku jóg yóbbaale leen au bout d'un moment ñun dañuy sonn ci combat bi ñuy def. Parce que je vous ai dit, ça fait plus de 7 ans que nous sommes dans les combats et nous sommes nombreux. Tey bu ñu demee ba élection jot dañuy yaakaar ci yéen ngeen jàppale ñu tànn ku mën a améliorer seen condition mais pas ñi nga xam ne ñoo fi doon ñëw démb ak bërki démb. Et puis mën na gaawee noonu ku mel ni Omar Diagne war na mën a jël micro ci zone Safeen mu wax fa joxoñal leen ma lan la fa def à part dugal Thierno Diagne mu yàq seen alal lotissé seeni suuf jaay seeni terrain indi ay partenaire def ay njuuñ njaay ay toj yoo xam ne suñ leen ko waxoon tey ngeen baare tali bi du romb kooku di ñëw di jël micro di waxaat ak yéen nii yeb leen xam ngeen tamit au bout d'un moment ñun lu ñu dal ci ñun la des fois on se dit lu ñu def baax na ci ñun parce que il faut que chacun d'entre nous mu am benn esprit révolutionnaire boo xam ne bañkat nga xalaatal suñu papa yi xalaatal suñu yaay yi xalaatal suñu jabar yi xalaatal suñu rakk yi nga xamante ne ñu ngi jàng suñu génnee kenn amul fu mu leen di caser te bés bu ne nit romb leen di liggéey aéroport wala port Dakar pare wala usine bi pare te mënu fa liggéey ndax te jàng na ba pare bu fa demee manœuvre lañ koy def te ñii nga fal tey pour ñu faj loolu ñoo ko dul kii tey ñuy ñëw di jël micro ngay toog di leen tàccul wéy jox naa diw sama carte jox naa nangam nañu xalaataat quoi nañu xalaataat il faut que la jeunesse se réveille parce que tant que la jeunesse est restée dans cette ignorance politique là c'est-à-dire que dans cette ignorance de forme bi nga xam ne moom la war a choisir ki koy jiite nous serons toujours gouvernés par ces gens-là qui nous volent qui pillent nos ressources en fait qui nous hypothèquent nos vies alors que c'est vous il faut qu'on se dise la vérité jeunesse bi yéen a waroon jël ay yat tey ñi ngeen xam ne jarul sax ngeen ne diw lan la sàcc ak lu mu ma sàcc démb ak bërki démb da leen doon romb salaire am ëpp motul 100 000 francs mu lay romb ay 4x4 20 millions 40 millions di tabax ay kër yu lay tiim ñeenti kër kooku fan la jëlee xaalisam na continuer di lam mais de là à ñëw yëpp la ñoo taxaw di jël micro di wax ngeen koy poser ay question waaye Sindia Actu wala nangam lan ngeen xam ci suñu rajo yi la ñii dañ leen di fenn parce que ñoom ñoo fi waxoon ne ñoom ñooy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar grand Mamadou Faye nga baal ma parce que nit ñi dañuy yor seen bët di xoola bi ngeen déparé da ngeen ne Macky Sall yéen la jox candidat Benno Bokk Yaakaar ngeen gëmloo ko askan bi ay mag ay xale ay pas di la déglu en tant que kilifa ñu dem ba ci biir ñu rendre compte Thierno Diagne génn fang yor récépissé bi ñoo déposé loolu dites-moi ça su fekkee loolu ci wax dëgg la bokk wax ma ko loolu fen la grand c'est mentir au peuple au début tu n'es même pas encore élu et tu as commencé par une mensonge boo xamante ne tu as osé mentir sa propre peuple nga fen may yor récépissé Benno Bokk Yaakaar maa ngi wax ak Macky Sall askan bi ñëw nar la toppaat continuer noonu te bërët salaamaaleykum yaa ngi ànd ak ñuy tappale di njuuj njaaj ci askan bi depuis 7 ans tey nga ànd ak ñooñu ñu naan bërët yow nga ñëw ànd ak ñoom fenn askan bi ba pare continuer ci lool doo seetaat sa bopp man dooma fen ñaari yoon pourquoi nit ñi mënuñu am xel léegi posé nañ Omar Diagne question Sindia Actu lan la wax est-ce que da ngeen di dem ban récépissé ngeen di demee muy dóor dënnam di kii il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se ridiculiser mais xanaa nit ki au moins da ngay am cohérence ci li ngay def ana récépissé bi ban récépissé ngeen demee mu naan noo joxe nañ caution comment tu peux donner benn caution alors que demoo parrainage demoo dara te liste yaa ngi dem di dem ne leen àbb nañu récépissé feneen
et puis pourquoi mënu leen def comme yeneen gars yi su fekkee Sindia moo la ko jaral grand da ngay démissionner sa poste génn APR ñëw parce que sa askan jaral na la ko parce que soo demeewul APR voilà mooy que ne ñàkk nga di Petrosen bu fekkee Sindia jaralu la ko continuer ngay nax sa bopp mais ñaar mooy mën a am da ngay àbb récépissé dem te boo demee moom xam nga conséquences yi ñun ñëpp xam nañ Macky Sall bés bu yàlla sàkk ñoo ngi def live di ko attaquer ci ay affaire voilà ba ñu fiisee ñu mais on s'en fout de ça mais on veut juste que tu sois cohérent et raisonnable parce que dañ la respecter boroom xam-xam nga gis nga mbóot yi topp la kaymaa yi yàq Sindia ànd ak Thierno Diagne tey la dëkk bi ak Thierno Diagne ñooñu lañ bëgg nga trier nga xool kenn ànd ak moom jàppale ko bu fekkee da nga am vraiment envie ñëw jàppale commune Sindia parce que ku mel ni man ñu ngi fii de grand amuñu lu ñu ragal amuñu lu ñu rus amuñu faalewuñu kenn yorul suñu voilà ñun voilà donc ñun duñu la raté junjuñ nañ la ko depuis le début ba kii xoolaatal sa bopp nga trier nga dem am na liste yoo xam ne boo ko génnee woon wala nga topp ni tey duñ fi nekk di wax li wala xëy na li la dal ñoo taxaw en plein public des annonces ay kii may nekk Benno Bokk Yaakaar voilà Petrosen nangam naam kilifa ñëw ñu fen loola fen bu mag bi ci kanamu askanu Sindia nga bëgg Sindia jël commune am teg ko sa loxo te yow déjà ci début bi waxoo ñu dëgg comment tu veux qu'on te fasse confiance grand wax ñu dëgg comment tu veux que ñu def la confiance ah xam nga souvent man damay def ay analyse yoo xam ne peut-être nag samay analyse du neex a dégg mais damay def ay analyse yoo xamante ne des fois damay dem ba ma ne man Sindia damay noppale ko ci mbiru Sindia parce que nit du bañ boppam ndax gumba bi gën a bon ci gumba yi mooy gumba bi buggul gis te askanu Sindia des fois da ngay gis nit yoo xam ne pour un oui pour un rien pour des trucs yoo xam ne dañuy nangu ñu def loo xamante ne yow da ngay ne kii jarul mu koy dimbali pourquoi ma bëgg ñun gaal gi ñu bokk ñun ñëpp ma bëgg gaal gi rëcc ñoom ñu bëgg seeni bagage kese rëcc gaal gi bu rëccul ñun ñëpp ay suux c'est le cas de ay nit yoo xam ne dañuy def ay candidature juste pour des fins yoo xamante ne c'est une mentalité qui commence à cultiver man duma bokk ci loolu et je le dis à haute voix bokkuma ci mouvement wala candidat buy prôner affaire de ethnie d'avance wala di prôner affaire de métier d'avance ou quoi que ce soit su ma gisee luy niroo ak loolu duma bokk ci loolu c'est la raison pour laquelle man jéemuma sax ci yenn affaires yi et je peux vous jurer que je pouvais le faire bu fekkee ay patriotes ngeen avec des preuves tangibles je vous ai dit c'est pas des récépissés qui manquent récépissés yi comme dafa bëri Sénégal gunóor bu jóg mën nga dem àbb kenn récépissé dem élection bu fekkee campagne la mën nga dem def sa campagne comme ñenn ñi nuñ koy defee mais ban sens la am waxoon naa leen ko fii grand Mamadou Faye yow boo ñëwee pour liggéey mënoon nga ñëw nga woo Seybatu woo Guillaume woo kii ngeen ñëw ngeen tànn dressé profil ngeen bokk ànd jëlee fi Thierno Diagne teg projet dem mais lan moo tax defuloo ko et que damay profiter di wax y a beaucoup de candidats yuy wax ne négocier nañu pour ànd ak pour ànd nekk benn jëlee fi Thierno Diagne mais c'est faux c'est pas vrai li nekk ci opposition bi di bëgg a nax askanu Sindia moo ëpp li Thierno Diagne nax Sindia parce que man dafa am loo xam ne mënuma ko comprendre nga ne askan moo ma jaral lii moo ma defal lii moom laa war a kii nga ñëw ci biir négociation ku ne kenn buggul moromam jiite ko ku ci nekk nga am foo teg sa bët am na lu leen tax a jóg te comme ni ma ko waxee woon samay live boo leen moytuwul yéen électeurs yi laay wax yéen askanu Sindia boo leen tànnul kenn ngeen bañ a déglu affaire candidat yii ma gis ngeen dem xool ki nga xamante ne yaakaar ngeen ne yéen ñëpp boo leen fa demee dina jël Thierno te dina liggéey seen commune ngeen dem fa Thierno dina gagné candidat yii yépp ñoo toog nag xoolal jël yetam nag xam ngeen dafa sadik Thierno dafa sadik c'est un grand rancunier dama leen koy wax personnellement
dina fi def loo xamante ne parce que ku ne bërët dama koo fenn ngay bloqué signature yi di def nangam di wax bay mer di fëgg sa dënn kooku du leen ko pardonné te déjà ci camp Thierno Diagne ñu bëree ngi fa lu leen fa bàyyi xam nañ ko de parce que dañu ragal mu faluwaat bloqué ay affaire am comme Sindia Téfanké kese fam ko fa tere mairie bi amul leneen lu muy def di kon yéen askan bi yéen a war a xoolaat bu baax ki ngeen di tànn parce que ñii jiitu nii di leen wax ne voilà dama leen ciy génnee nangam kenn ci ñoom gëmul li muy wax képp ku ñu mos a woo ne la kaay autour d'une table ñu waxtaan sa bopp nga ñuy wax ak sa position pour nekk maire kenn ci ñoom bëggul may moromam mu jàll loolu moo waral ngeen gis candidat yu bëri donc yéen askan bi yéen a war a xoolaat bu baax toog ku ci nekk nga xalaat waa diw nee na mooy sama candidat waaye léegi bu ma ko falee lan la ma mën a jëriñ waa diw mii nee na candidat la suñ ko falee moom lan la def fu mu jaar lu mu jàng est-ce que ku màndu la noonu la ñuy tànnee candidat ba pare nag ak presse yeeg média yi ñu proposé ñoom Junior Côte Ouest Xibaar ñoom Dias Actu ñoom Sindia Actu ñoo ñu doon tàllal Omar Diagne micro sànq ñoom nañu woo candidat yépp candidat bu bañ ngeen weer ko candidat bu bañ a ñëw toog plateau candidat yi toog wër plateau ngeen poser leen question tiiñal leen taal seen rajo yi def live yi askan bi yépp déglu candidat bu nekk ngeen jox ko temps de parole mu wax fan lay jëlee Sindia fu mu koy yóbbu lan mooy programme am lan la fas yéene def ak Sindia ngeen ñëw toogloo leen ñëpp comme monde bi yépp lu ñuy def France ak fu ne candidat yépp ñooy ñëw toog jàkkaarloo ñoom seen biir def débat ku ci nekk nga wax bu ñu la joxee Sindia lan ngay def ba pare ñoom ñu def ay échange ay débat ci biir ngeen xool nag ki gën a wax lu yenu maanaa ngeen jël ko ak ki nga xamante ne wóor na leen ne da leen di yóbbu te je suis sûr que mun naa waat ne boo leen ko defee boo leen moytuwul ñetti candidat ñooy ñëw parce que genn wàll bi yépp kenn ci ñoom parewul sax pour kii li ñuy xalaat daal mooy business bi falu jël suuf si perfectionner dóor bi mais ne projet bii laay def Sindia lii laa fi war a def nii ak nangam dégg ngeen ko fi benn woy de lañu am njàng mi waaw ak lan quai de pêche waaw gare routière loolu mooy yor commune askanu Sindia yeewu leen tey dañu def suñu chronique ci faits divers yi nga xam ne ñoo passé nii récent parce que ñun nag duñu wax pour wax jóg def pour live dañ leen di topp xool saytu ñoom seen relation ak askan bi li ñu war a dénoncer ñu génn a dénoncer voilà li ñu jot a gis nii moom la ñuy dénoncer mais bés bu ñu jógee nag pour ñoo def suñu vraie étude ñun pour wax lii ak lii dinañ ko def ndax nag dafa am fu ñu féete te foofu lañ jàpp ne foofu moo mën a jëlee Sindia fii yóbbu ko fële te man jéemuma boo leen dégloo sax ci samay live à prendre ou à laisser la bu ma naroon toog fii pour wax leen loo xamante ne sama intérêt bopp la te du intérêt askan bi yàlla bu ma toog fii kon dëgg laay wax bu dee gënuma ci yéen man ak sama candidat bu leen ñu votel mais sama candidat nag sañ naa wax ne docteur Moussa Thior lii la ak lii def na carrière militaire ba am dernier grade muy colonel parce que général dañ koy nommé nekk kuy faj Abdou Diouf particulièrement nekk kuy faj Ablaye Wade particulièrement yor ay budget yoo xam ne ay milliards yu ëpp fuuf budget Sindia liggéey OMS liggéey fu ne am cabinet consultance basé Washington jàngee Chine jàngee France am background international te fépp fu mu jaar di liggéey ba léegi buñ ko audité kenn gisul ne luubal na fa dara intact ba pare yor yar ak teggin discipline militaire koo xam ne buñ ko falee day toog ci biir commune bi H24 di liggéey pour askanu Sindia mu jaral ko loolu man kooku laay jàpp ne moo mën a liggéey kooku laay jàpp ne moo mën a nekk sama maire parce que moom laa xam ay diplôme am xam naa ay jàngam mais ñeneen ñi nga xamante ne boo ma ne man dama ñëw pour def candidat Sindia kaa ñu ànd
te waxuloo ma ne damay démissionner sama liggéey sama askan jaral na ma ko parce que mairie bu ma fa toogee am naa salaire bu ma mën a dundee te dañ may jox oto jox ma téléphone garanti woo ma ne da ngay démissionner ñoo toog xanaa di ma jëlal ay exemple ci ay Maguette Sène ay ci nangam ay ci nangam ay ci nangam ñun dañoo faale commune yooyu ñun suñu commune la ñu res Sindia fi mu toll nii ak enjeu yi fi nekk maire bu munul doylu ci sa salaire ñoo toog nga liggéey soxlawuñu la ak loo am ci xam-xam soxlawuñu la wala ngeen bàyyi ba ngeen retraité ngeen ñëw. C'est le cas de Mamadou Faye fait benn retraite anticipée nga ñëw toog nga dàq ñi nga xamante ne ay sàcc lañu ay kaymaa la ñoo dàq dóor Thierno Diagne ànd ak yow tey di am fitu jël micro di ñëw di la tay la dàq leen nga ñëw ànd wool say bëtu wool kii wool Guillaume wool keneen ak keneen ak keneen nga ñëw jël xanaa équipe bu 50 personnes yéen ñëpp boo leen sekkee commune bi dina développé mais man leer na ma ne ci candidat yooyu amul ku mu ko jaral et que malheureusement askan bay tànn nit ku ne sañ na nag am na droit faral ku ko neex dem kii ku ko neex mais bu wax jotee ak teg projet ak teg preuve bu jotee ñun dinañ ñëw teg suñu projet askan bi bu ñu la doyee nga fal ñu bu ñu la doyul bu ñu fal parce que nous voulons changer la mentalité bi am Sindia ak mentalité politique bi su fekkee askan bi gis na li ñu koy wax et on espère parce que xam nañ ne askan bi ñu yaakaarloo nii macha allah yaakaar nañ ne dinañ comprendre suñu projet dinañ ñu comprendre bu ñu jëlul tamit salaamatan ku mel ni man jàpp naa ne réussir naa sama combat parce que li ma doon ñaxtu gis naa résultat bi te suba ñu faloog ñu ñàkk falu ku fi falu ñun dinañ la saytu de docteur Moussa Thior mi nga xam ne mooy sama candidat bu fal woon tey suba mu def naka sa dul noonu ngeen dégg ñu kon boo xanaa mu war a leer ci bopp nit ñi ne nous sommes prêts à tout pour commune Sindia parce que yenn yabel la parce que wax naa ko fi waxaat ko man su ma jëlee exemple ci Thierno Diagne le mec 4 femmes ñeenti jabar macha allah réussite la l'islam moo ko wax foo dem say kër tiim nit ñi ngay yor parkingu oto parkingu oto di tabax ay kër 300 millions màggal day jot nga woon nit ñi dem sa kër tralala te bu ma xoolee sa salaire man mun naa doubler sa salaire te wallaahi dañuy tase ci mbedd mi kenn du ko xam ci man foo jëlee xaalis boobu fan nga ko jëlee Thierno fan nga jëlee xaalis boobu lañ lay laaj suñu xaalis la moo tax tey suñu ne sàcc nga dóorkat nga am nañu droit wax ko jarul ñuy génnee preuve parce que ñun bu ñu neexoon wallaahi azim dama koy giñ bu ñu neexoon doo nekk candidat mais li ñuy wax dafa leer bu ñu naree egg foofu gàllankoor la jaraluñu ko ñun parce que xam nañ ne askan bi dinañu déglu dinañ la changer voter ba nga wàcc mais am na yoon boo xam ne duñ ko jël ak yow parce que say doom suñuy jarbaat lañu say frère suñuy xarit lañu deret bi duggante na ñoo yar te ñun mosuñoo yéene nit saafaan mais am na foo xam ne billaahi wallaahi tallaahi on sait comment faire par où passer et on a les moyens bu ñu fa jaaroon ak yow ak sa équipe bii di la ŋàññi tey doo leen tal naan yéen a ngi kii mais jaraluñu ko parce que ñun am nañu chance su am benn askan boo xamante ne ils sont réceptifs waaw léegi nag fi may tëjee mooy wax gaay yi nekk ci géewu politique bi ne yéen a ngi commencé loo xam ne gis nañ ko avertir nañ leen avertiraat leen bàyyi leen xasante yi ak weerante yi ngeen di wax yor nañ lépp preuve yi toog ci bu wax jotee ñu jot ñu kii mais nekk di weerante di accuser wante boo leen ko defee ngeen fekk ñu fii dañ leen di dànkaafu xalaat leen xale yi xalaat leen suñu jabar yi xalaat leen suñu doom yi kenn ku nekk ci yéen suñ la waxee say toj say tooxi duuna ba ci bureau yi ngeen di am ci mairie yi di fa fat ay jigéen buñ ko génnee woon tey wax seen tur du neex sa njaboot kon bu leen fa egg yéen seen biir parce que boo leen fa eggee ñun ñu génnee li ñu yor teg ko ci biti comme xam ngeen ma man faalewuma kenn na ma ñëpp mere j'en ai rien à faire li may xalaat mooy kilifa yi may déglu mag yi may déglu xale yi may déglu ñëpp ñi may déglu ñu jëlee ci man information bu leen di jëriñ c'est tout mais bu yemoon ci man ak yéen rek non du ñu egg fenn fi kon
ñu ngi leen di sant di leen gërëm di dellu di sant suñu pap Jéeri Sow di sant suñu kilifa yi suñu kilifa aada yi suñu kilifa diine yi di sant imam yi di sant oustaz Babacar Gandigal di nuyu suñu militant yépp di nuyu di saluer courage képp ku jóg nga ne Sindia changement nga bëgg ak képp kuy révolutionner fi nga nekk ak noo koy defee rek ñoo ngi lay sant di wax rek ne ñoo ngi leen di dig daje ba semaine prochaine seen chronique de la semaine incha allah di leen jaajëfal seen mbokk ci Aidara from Sindia depuis Paris.